càmbar si diine sur ITV. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. ñu ngi nuyu képp koo xam ni mi ngi topp ITV di topp iRadio di topp jumtukaay yi nga xam ne yëpp E-Media da koy jëfandikoo ngir di joxe xibaar ak di joxe ay émission rawatina émission bi nga xam ne mooy càmbar ci diine. ñu leen di jaajëfal yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay rawatina di nuyu ñu nekk ci xarala bi Ramatoulaye Diop Sall ak caméraman yi ak techniciens yi nga xam ni ñoo yore mbiru xarala bi yore mbiru technique bi ba émission bi di mën a egsi ci yéen. di nuyu àddina bi yëpp wërngal képp koo xam ni yaa ngi topp càmbar ci diine moo xam Sénégal moo xam bitim réew nga nekk di ñu topp. di nuyu sunu ñaari invité yi nga xam ni ñoom lañ am tey ci càmbar ci diine muy ku njëkk ki nekk à ma droite le professeur Assane Goudiaby ma koy remercier bu baax a baax di ko jaajëfal. Professeur Assane Goudiaby c'est loolu man maa ko assumé wax ko c'est l'un des plus grands environnementalistes de sa génération ndax ci wàllu xam-xam ci wàllu théorie environnement rawatina lu jëm ci affaire écosystème bi nga xam ne dinañ ko waxtaanee ak lu mel ne approche communautaire yooyu yëpp danañ ko faram-fàccee ci biir waxtaan bi ak terrain maanaam di dem ci gox-goxaat yi ku boole yu mel noonu nag wax dëgg yàlla war nañ la jaajëfal et vraiment ku ràññeeku la ci wàll boobu même ay rapports yu mel ne évaluation des écosystèmes de l'environnement au Sénégal yi ñuy def je pense tous les 2 ou 3 ans dina ci ñëwaat bokk na ci experts yi nga xam ne ñoo koy rédiger kon wax dëgg yàlla dama sawar lool bi ma koy woo maa ngi naan est-ce que dina am jot pour ñëw mais tamit xam na ni bokk na ci samay professeur bi ma nekkee di def formation ISE bokk na cam ci ñi nga xam ni professeur lañ dañuy jàngale foofu à l'ISE l'Institut des sciences de l'environnement waxuma IST loolu c'est l'Institut des sciences de la terre président Macky Sall foofu la génne ñun ñoo ko ëpp xam-xam nag parce que ñun Institut des sciences de l'environnement la ñu jàngee professeur Goudiaby nag ku ràññeeku la foofu ci maanaam affinité bi mu am ak jeunes yi il aime bien encadrer les jeunes étudiants vraiment dafa ràññeeku ci wàllu boobu. sama beneen invité bi Imam Makhtar Ndiaye kenn du ko fi présenté moo xam ci réew mi xam ngeen ni day animer émission yu am solo RTS moo xam ci wolof ci arabe ci français membre la bu actif ci association des oulémas du Sénégal nekk imam tamit ci quartier nekk tamit koo xam ni lépp lu jëm ci recherche ak gëstu daf ko jox yitte bu baax a baax rawatina nag dossier scientifique yi damay sawar lool di ko ci woo parce que dafa nekk koo xam ni dafay jël temps pour dossier yooyu nga xam ni ñëpp jekkuwuñ ko la preuve mooy bi ma ko fi mujjee woon invité gën jaa néew ñëw na fi benn yoon c'était sur le dossier sur la santé sexuelle en islam avec un gynécologue ak moom ñu defoon ci waxtaan bu am solo kon Imam Makhtar Ndiaye yow tamit maa ngi kontaan di rafetlu sa teew ci émission càmbar ci diine ma jox professeur Assane Goudiaby mu nuyoo après ma jox la ñu doog a dugg ci biir waxtaan bi professeur. jërëjëf imam asalaamaaleykum maa ngi nuyu. waaleykum salaam téléspectateurs yi yëpp ak tous les auditeurs de la radio di rafetlu invitation bi di rafetlu tam sama teewaay si tey waxtaan bi nga xam ne ñaari imam la ak man ñoo ko seq. di nuyu techniciens yëpp et man nag Institut des sciences de l'environnement laay jàngale foofu tam laa nekk di gëstu si mbirum environnement nag dafa yaatu dinañ si dellu si waat xëy na et si loolu nag lépp lu nga xam ne si mbirum àll maanaam nit ñi seen toogaay si wetu àll bi naka lañ koy defee yan façon xeetu garab ak yooyu dañuy jëfandikoo si yooyu daal lay gëstu tabaraka si gàttal daal loolu tabarakallah kon professeur Assane Goudiaby c'est vrai yaa ngi seq waxtaan bi ak ñaari imam mais
du am benn déséquilibre parce que lépp ci xam-xam lay tegu kon imaam yi tamit li ñu xam ci environnement lañ fiy wax yow it li nga xam ci côté science ak environnement nga indi ko moo tax ma wax regard croisé xoolal sama affiche regard croisé sur la restauration des écosystèmes tabarakallah je pense que kon titre bi c'est équilibré imaam Makhtar Ndiaye looy nuyoo alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin seydina wa nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala kon gannaaw ba nu sant yàlla julli ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi nuyu mbokku téléspectateurs yi ñu seetaan yëpp yu ITV ak yi ci adduna bi yëpp macha allah di leen nuyu imam di kontaan lool ci invitation bi waaye itam ci choix thème bi tamit di ko rafetlu di nuyu tamit professeur Assane Goudiaby bi ma jàkkaar lool di sama naataango di ko ziar bu baax wax dëgg yàlla di ko gën a encouragé aussi parce que man dama fonk njàng fonk jàngalekat ndax lépp lu aju ci wàllu recherche wàllu xam-xam bu ma toogee ku mel noonu macha allah damay am fierté lool sax di ñaan yàlla kàttanal yàlla defal nu ci njëriñ lu bëri macha allah ba communauté bi yëpp mën ko jëriñoo incha allah ci lu tukkee ci waxtaan bi tabarakallah kon Imam Makhtar Ndiaye maa ngi lay jaajëfal di jaajëfal encore professeur Assane Goudiaby di ñaan sunu borom mu may leen tawfiq ak xel bu rafet ak Lamine Boyeuf ba li ngeen bëgg a indi comme contribution ci sunu waxtaan bi ñëpp mën ko dégg ci anam bu rafet kon ma dellu ci xarala bi ci Ramatoulaye après ñu dellu si waat dugg ci biir waxtaan gaaral bi très bien kon yaakaar naa xam ngeen ñi fi toog ak suñu thème waxtaan suñu mawduu suñu sujet regard croisé sur la restauration des écosystèmes lu tax ñu tànn bi thème pour waxtaane ko tànn bi tomb pour waxtaane ko parce que l'islam jamono du ko raw lu mën a xew ci jamono ji jàngale l'islam war na mën a jib waaye nag day tegu ci gëstu ak xam li xew lan la loolu moo tax buñ naan islam jamono du ko raw damay wax saa su ne effectivement dëgg la mais jamono mën na raw boroom xam-xamu l'islam boo xam ni gëstootul kooku jamono da koy raw mais comme du l'islam mooy ñëw nekk benn jëmm ne maa ngi nii maay l'islam jamono rawuma kon ñi koy waxal ñoom lañ ñoo war a fexe ba jamono bañ leen a raw te nan lay mën a demee ci gëstu rek la mën a nekkee ñi nekk scientifique xam nañ ko boo toogee 1 mois lire publication yi ci sa domaine tu es largué complètement daanaka doo ñemeeti wax parce que am na yu bees yu ñu wax yoo xam ni soo ko xamul rek dañ naan kii cuune la toppul recherche bi islam c'est la même chose kon su ko defee ñun ñuy topp jamono di ko topp ba gis ne fan yi célébré nañ lu ñuy wax sur le plan mondial lu ñuy wax te islam tamit diine mondial la message bu muy envoyé c'est pour toute l'humanité n'est-ce pas Imam Makhtar Ndiaye voilà kon nag léegi lu xew ci monde bi yëpp intéressé na l'islam man damay faral di wax ni rien de ce qui est humain n'est étranger à l'islam kon su ko defee thème bi nga xam ni monde bi da ko jël mbootaayu askan yi koy wax la mbootaayu xeet yi ONU jël ko ci bànqaasam boobu nga xam ni mooy PNUE jël ko ren chaque 5 juin dañuy jël benn thème bi pas ñu tuddee ko la restauration des écosystèmes toujours damay wax ne wolof bi dañ ciy dimbalante rek parce que comme terme yi sosé wuñ ko ci wolof dañ ciy dimbalante rek pour wax kook nit ñi nuñ ko mën a comprendre lu mel ne écosystème du yomba wax ci wolof mais ñu jéem a seet nuñ koy faram-fàccee rek su ko defee professeur Assane Goudiaby li ma bëgg a njëkk laaj à vous l'expert mooy choix thème yi est-ce que dafa am benn groupe rek boo xam ne ci àddina bi ñooy beru ci seen bureau choisir benn thème daal ne àddina bi yëpp nañu gëstu ci thème bi def ci ay activités wala thème boobu dëkk yi dañuy envoyer ay propositions wala ay groupe d'experts yoo xam ni am na groupe d'experts yu bëri yoo bokk donc est-ce que am na loo ñu mën a indil déjà ci choix thème yi nga xam ni moom la ñuy proposer chaque 5 juin pour la journée mondiale de l'environnement. jërëjëf imam journée mondiale de l'environnement balaa may ñëw si ni ñuy tànnee thème bi may ma tuuti ma wax si journée mondiale de l'environnement lan moo ko waral fan la bàyyee soxee ko 1972 réewu àddina bi yëpp dañuy gis ni bu ñu taxawul ci mbirum environnement àdduna bi dina am jafe-jafe yu nga xam ne nit ñi mën nañ ci doxee ba àdduna bi jeex alors ñu jàpp nag 5 juin
tàmbali professeur ba àdduna bi jeex lan nga bëgg a wax ba àdduna bi jeex. maanaam ba aalam bi yàqu daal. maanaam environnement bi bu yàqoo. nit dootul mën a dund. d'accord bu demee ba egg yàquwaay bu nga xam ne niveau bu nga xam ne c'est critique. bu ko weesoo nit dootul mën a dund si àdduna bi. d'accord. moo tax 5 juin la tàmbali ba 16 juin 1972 conférence internationale bu nga xam ne réew yëpp réew yi nga xam ne am nañu doole comme États-Unis ak yooyu ak réew yi nga xam ne néew nañu doole comme yenn réewu Asie yi ak réewu Afrique yëpp ñu tasee Stockholm en Suède pour waxtaan ci mbirum environnement. bu ñu paree nag loolu ay weer décembre nañu jàpp ni at bu nekk dinañu jàpp 5 juin bu nga xam ne boobu la conférence Stockholm tàmbalee. ñu célébrer journée bu nga xam ne mbirum environnement la. foofu la jógee d'accord. foofu la jógee léegi première fois bu ñu ko célébrer 1974 la ba tey jii at bu nekk dañ koy célébrer. gis nañ ne nag pour que nit ñi mën a am xel delloo si seen xel ni si mbirum environnement puisque environnement dafa yaatu. ñu ne dañuy jël benn thème. benn thème boobu nag dinañ ko jël siiwal ko réew bu nekk dina jéem a seet lu mu mën a yëngu lu mu mën a def ci thème boobu comme activité sensibilisation information ba formation sax pour que at balaa at bi ñëwaat mu am ay résultats yu nga xam ni dañu ko sa mën a am. beneen bi nag mooy aussi ñan ñooy tànn thème boobu. alors thème boobu programme des Nations Unies pour l'environnement moom dañ ko créer après conférence boobu bu may wax noonu Stockholm. Ah d'accord. à peu près 1972 quelques mois après nañ ko créer tam programme des Nations Unies pour l'environnement yooyu yëpp moo tax décennie 70 doon na décennie bu nga xam ne maanaam année 70 yooyu. doon na année yu nga xam ne am na solo lool ci mbirum environnement. ñun Afrique sécheresse bi. boobu la tàmbalee. 1972. waaw bon bekkoor bu métti bu amoon si gannaaw sax amoon na ay bekkoor. 1913 parce que def naa ci gëstu def naa benn mémoire ci loolu. 1913 am nañu première sécheresse. amaat sécheresse début des années 40. amaat sécheresse bu ndaw au début des années 60. 72 nag dafa doon sécheresse bu nga xam ne dafa doon kii bekkoor bu nga xam ne dafa gën a bëri lu mu yàq ci mbirum jur gi gàncax gi ak yooyu moo tax mu nekk ci xeli nit ñi. donc moo tax décennie année 70 doon décennie bu nga xam ne am na solo ci environnement boobu la ñu taxawalee tam programme des Nations Unies pour l'environnement moom moo am nag responsabilité ak yeneen organisme Nations Unies pour tànn thème journée mondiale de l'environnement. bu ñu ko tànnee nag ñu siiwal ko ci àdduna bi. ah d'accord tabarakallah kon nag léegi professeur Assane Goudiaby donc ren ñu gis ne dañu tànn thème bi nga xam ne mooy la restauration des écosystèmes ci français bu yamamaay rek même bu dul terme technique scientifique yi. xam nañ ne restauration des écosystèmes xaw na wundu ne am na lu yàqu woon ñu war ko yéemanal war ko defaraat. léegi lu tax ren ñu tànn restauration des écosystèmes. alors ren dañu tànn restauration des écosystèmes parce que ñu ngi tàmbali décennie des Nations Unies sur la restauration des écosystèmes 2021 ba 2030. moo tax pour tàmbali ko nag ñu ne dinañu tànn thème boobu restauration des écosystèmes pour que ñu mën a démarrer maanaam ñu mën a tàmbali fukki at yooyu. fukki at yu nekk Nations Unies dañuy tànn benn thème bu nga xam ne dinañ ci jéem a liggéey. lii moo waral restauration des écosystèmes ñu tànn ko ren bu nga xam ne année 1 maanaam. at bu nga xam ne moom waa at bu njëkk bi. si décennie maanaam fukki at yu nga xam ne. fii ak 2031. 30 dinañu liggéey si mbirum restauration des écosystèmes mu doon décennie des Nations Unies sur la restauration des écosystèmes. d'accord kon am nañ programme bu am solo ci fukki at yi di ñëw. waaw j'espère que Sénégal duñ ci jël ndaare. déedéet.
te yow xam nga ci lu bëree bëri parce que lu ci Sénégal di sumb daanaka soit yaa ngi ci biir soit di nga xam lu xew. mais léegi écosystème yooyu noo ñu koy indilee à peu près ci wolof lan mooy écosystème ak it lu tax ñu soxla ko restaurer dafa yàqeet wala yàqu na ba des tuuti wala est-ce que la ca yàqu sax est-ce que léegi mën nañ ko defaraat man sax je me pose cette question. Est-ce que c'est pas trop tard sax ñu defaraat écosystème yi mais loolu waxu profane bi la quoi. yembalaat ko quoi. waaw yembalaat ko waaw yembal waaw koy. waaw yembalaat waaw dinaa ko jéem. dinaa ko jéem. écosystème lépp lu nga xam ne dafay dund yàlla daf ko sàkk. mala yi. gunóor yi. sax yi. microbe yi nga xam ne ñu sa duñ ko gis lépp lu nga xam ne dafay dund. nekk si benn nekk si benn béréb. moo xam mala bu mag bi éléphant. bi si microbe bi. lépp lu nga xam ne ak gàncax gi. ak garab yi yëpp. lépp lu nga xam ne mu ngi dund si benn béréb. wante dund bi si benn béréb ñoom seen diggante. dafay am relation. maanaam dafay am interaction. am na lu ñuy seqante am na lu ñuy seqante. ma jël benn misaal rek boo demee si àll bi nga gis nagi àll. ñu koy ne buffle. foo gisee nagi àll. boo seetloo di nga gis ay picc yu nga xam ne. dañuy takk si seen kaw. waaw picc yooyu dañuy lekk insectes yi maanaam sax yi ak yooyu ak yenn tikk yi ak yooyu nga xam ne. dañuy tafu si deru nag. ay xeetu gunóor yu ndaw yi ay xeetu gunóor yi nga xam ne. dañ koy sonal dañuy muucu. deret gi. picc yooyu nag ñoo koy dimbali si loolu. wante tam aussi bu amee danger bu amee lu nga xam ne wóorul pour si nag bi mën na ñëw rey nag bi. wala faagagal ko wala kii ko c'est insécurité. picc boobu day yuuxu. nag bi bu déggee yuuxu boobu rek day xam ni am na danger. donc loolu nañuy ne interaction. voilà bon am na yeneen kii yu gën a xóot du ko science du ko expliquer. mais comme que da ngeen ma ne ma simplal. nga simple voilà ma simplal ko. duñ la bàyyi nga def ko nañu yem rek voilà nañu yem si interaction. voilà interaction boobu diggante picc bi ak nag bi. noonu la amee si lépp xeetu yëf yu nga xam ne day dund si benn béréb. wante nag. mais bërëb bi est-ce que jéeri rek lay doon maanaam est-ce que bërëb bi suuf rek lay doon wala mën na doon beneen xeetu léegi mën na doon beneen xeetu bërëb. léegi. comme yan. dinaa si ñëw interaction yooyu. maanaam lëkkaloo boobu. du rek diggante lépp lu nga xam ne dafay dund. lëkkaloo boobu tam diggante luy dund. ak suuf si. bu dee si suuf nañu nekk. bu dee léegi si ndox nañu nekk tam diggante yooyu ak ndox mi. d'accord voilà moo tax tubaab di ne biocénose. biotope. c'est-à-dire donc si tënk daal ak tam si simplal. noonu laa mënee définir écosystème. écosystème tënk na lu nga xam ne bépp yëf yu nga xam ne dafay dund. mu ngi si benn béréb. lu nga xam ne ñoom dafa am seen biir ay lëkkaloo yu nga xam ne. boo génnee benn. yeneen yi mën nañu am jafe-jafe. donc dañu am relation yu nga xam ne. ku nekk soxla nga sa morom. loolu daal si tënk daal mooy écosystème. léegi nag am na si àll bi nag am na écosystème yu nga xam ne si àll bi am na écosystème yu nga xam ne si géej gi la. am na si écosystème yu nga xam ne si dax bi la. ak yooyu. d'accord si tënk daal loolu la. d'accord kon biocénose bi ak biotope bi ngay boole mu nekk écosystème. exactement te biocénose mooy liy dund. waaw biotope bi mën nañu ko tuddee li dee wet. voilà mooy li nga xam ne matière inerte la. matière inerte. mais exemple bi nga joxee professeur c'est tellement important. dafay changer sax sama regard man parce que. xam nga bi nga nee buffle bi nagu àll bi. picc bi tag ci kawam. ndeke tagu fa rek par hasard tagul ci nag bi di fo. waaw mais ndeke am na lu muy jëflanteeg nag bi te nag bi soxla ko ci moom. voilà. c'est ça war la est-ce que léegi boo ko ramener ci islam. ngeen may ma tuuti rek. aywa lépp lu nga xam ne dafay dund. mu ngi ci écosystème bi. am na importance. xëy na ñun ñoo xamul. ban rôle lay jouer ban importance la am.
mais yàlla mu ko sax sàkk indi ko foofu moo xam lu tax mu sàkk ko ba moo waral am na yenn yu nga xam ne génnee nañ ko nee nañu dañ koy génne si écosystème bi rey ko dafa indi déséquilibre waaw dinañ ci ñëw dinañ si ñëw dinañ ci ñëw waaw parce que dinañ ci ñëw parce que déjà mooy restauration bi ça veut dire que kon suñuy restaurer c'est que am na yu ñu def yoo xam ni tax na dara di yàqu c'est ça mais justement léegi imam Makhtar Ndiaye càmbar ci dina noonu lay demee mooy expert bi day def benn exposé noonu ubbi waxtaan bi daal léegi nag yow tamit l'expert religieux li nga jot a dégg ci moom nga indi ci sa commentaire ak sax fi mu jeexalee léegi te kon le regard de du ma ne sax le regard de l'islam dama naan le regard de l'imam yow fan ngay tibbee ci l'islam loo xam ni mën nga expliquer ñiy suivre émission bi que ni professeur Goudiaby li mu wax ni ci affaire alam bi ci affaire environnement ak relation yi am biocénose ak biotope bi loolu yëpp nekk na loo xam ne l'islam yitte woon na ko jàngale na ko jullit yi war nañ ci bàyyi xel. wallaay alhamdulilah di rafetlu développement professeur xam nga ñun souvent am na question yoo xam ne tey buñ koy wax parfois profane bi dafa naan lii est-ce que islam am na ci wàll. waaye boo gisee question de l'environnement wàllu écosystème. dafa nekk mbir yoo xam ne islam daf ci réfléchir bu yàgg. parce que dafa lëkkoo ak dundu doomu aadama nekkinu doomu aadama. d'ailleurs fi professeur daanelee léegi. yàlla lépp lu mu bind ci kaw suuf rek. moo xam éléments yi may lim suuf si. asamaan. géej. dex. ngelaw li. garab yi. gàncax yi. bàyyima yi. loolu yëpp ay éléments la yoo xam ni dafay contribuer ci dundu doomu aadama. buñ ci faagaagal wala nu sàggane ko rek ci kaw suuf wala doomu aadama yàq ko rek. day am jeexital ci dundu doomu aadama. exactement gis nga sunu borom booy settantal alquranul karim am na ñetti aaya yoo xam ni daf ci leeral mu ni man yàlla binduma asamaan ak suuf. ak li nekk seen diggante. binduma ko ngir caaxaan. beneen bi mu ni waat binduma asamaan ak suuf. ak li nekk seen diggante binduma ko ngir doomu aadama di ko fowe laa'ibiin. troisième ba bu mujj ba mu ni binduma asamaan ak suuf ak li nekk seen diggante du dul ci dëgg. donc ñetti aay yi rek daf lay wan ni kon yàlla addunaam daf ko organiser lépp. ni mu bindee doomu aadama binde ko yeneen xeet yi. interaction boobu tey faw mu am ci diggante nit ak élément yooyu. dëgg la. moo tax mu ni binduma àdduna bi pour doomu aadama di ko fowee. parce que la muy fowee tey di ko détruire moo xam géej gi la moo xam àll bi la moo xam ngelaw li la moo xam végétaux yi la wala gàncax gi wala bàyyima yi. lu mu ci yàq rek day am répercussion am ay conséquences néfastes. après ci dund doomu aadama bi. dañuy gis terme façade. yàlla dafa wax lu gàtt. wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. nee doomu aadama yi bu leen dox di yàq ci kaw suuf di détruire écosystème bi environnement bi muy biaa bi bu leen ko yàq. gannaaw man yàlla ba ma ko defaree ba nga xam ni lépp doomu aadama dafa ñëw fekk lépp à sa disposition lépp pare dafa war ñëw rek wàcc ci kaw suuf bàyyi na système ba mel pour mu mën a am dund goo xam ne ku équilibré la dund goo xam ne gu dal la. ànd ak système bi quoi. ànd ak système boobu parce que loolu moo ko jig sax. ni yàlla bindee aalamam. lépp dafa mat amul dara lu ci wàññeeku. nit nag moom mooy ñëw par ay action am di détruire loola moo xam gàncax yi la am lu mu ci def. ba nga xam ne nit ki gàncax gi la mu waroon def ci moom ci lu positif dootu ko amati. bàyyi maye am ci ñoom lu mu def ci ñoom ba la mu waroon def lu positif ci nit dootu ko amati naka noonu ba ci ngelaw li exemple bi may joxe tey dañuy gis ngelaw li yàlla bind. xam ne wax dëgg yàlla
wute na tey vent bi ventilo di dégager ak clim. wute na ak bi yàlla bind. air bi noonu jant bi noonu lépp dafa am relation ak nekkin doomu aadama dundu doomu aadama moo tax yàlla mu ni bu leen dox ci kaw suuf di yàq gannaaw ba ma ko yëwanalee kon loolu daf lay wan ni kon islam question environnementale yi itteel na ko lool dafa am importance bu capital te gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci benn xadis mu ni al iman mu ni ngëm yàlla ci boppam nekk na juróom-ñaar fukki xaaj ak lu topp li ci gën a kawe mooy kalimatu laa ilaha illa allah mais li ci gën a suufee wa adnaaha mooy nga fekk luy lore ci yoon nga dindi ko moo tax ulama wu yëpp dañu ni xadis boobu li muy jàngale rek mooy les questions environnementales mooy tey nit ki moo xam la nga romb ci biti ay ordure la wala loo xam ne tey day porter préjudice dundu doomu aadama bi nee na nga toppal ko dindi ko bokk na tey ci lii tax aalam bi tey mën a nekk aalam boo xam day yëwan ba doomu aadama mën ci dund mooy imaatatul adha ani tariq loolu daf nuy wan ne kon nit doomu aadama dafa war a sàmm environnement bi muy dund ndax loolu dafa am relation directe ak dundam luñ ci yàq rek day am répercussion ci dundu doomu aadama ba tax na kon ñi yaakaar ni xëy na souvent di poser question ni imam bi lan lay wax ci wàllu environnement te fekk ni pourtant islam daf ko développé yàlla min dama bind asamaan bind suuf binduma ko ngir caaxaan binduma ko ngir neen dama ko bind ci dëgg pour nit ki mën a fexe utiliser yi ma wax muy élément yoo nga xam ne de base yi ma wax sànq mu utiliser ko de façon rationnelle tey jii ngelaw li nit ki utiliser ko de façon rationnelle animaux yi végétaux yi lépp dafa am façon boo xam ne moom la ko war a jëfandikoo waru ci ëppal ba jéggi dayoo ndax heure bu ci ëppalee rek loolu conséquence day nekk conséquence yoo xam ne yu néfaste la ci dundu doomu aadama bi ah mais kon ëppal boobu imam ëppal boobu ngeen baal ñu tey moom sama baat dafa xaw a dee tuuti ndax fan yëpp dama xawoon am mal de gorge mais yaakaar naa dinaa war a mën a tenir ba émission bi jeex incha allah taala incha allah mais kon imam Makhtar Ndiaye wax nga terme yàlla dafa yéewoon na lim bind ba pare ne bu leen ko yàq ba pare nga wax tamit ne nit bu bëggee dund bu yiw ci kaw suuf dund bu dal foog mu bàyyi xel digganteem ak yeneen bindee fi ni ko yàlla bindee absolument nga dem ba wax tamit ne lu mel ne ëppal kon xëy na mën nañ ko dugal ci gaspillage ak yooyu loolu tamit islam da ko tere kon ndekk nit ki amul sañ-sañ def lu ko neex ak ci yeneen bindee fi waaye rafetal la war a def ci yeneen bindee fi alors que am na gisin yoo xam ni dañuy xaw a wan nit ki genre maître de la nature maanaam na yilif adduna bi alam bi jëfandikoo ko nu mu ko neexee yow dafa mel ne da nga jàngal ne islam nee na am nga fu ngeen ci war a yem absolument dafa am foo xam ne fa la nit ki war a yem waru ci ëppal parce que dafa am ay àq yoo xam ne dafa dox suñu diggante ak alam bi aussi tey nit ki ci boppam dafa am àq yoo xam ne dafa dox ci digganteem ak gàncax gi am àq yoo xam ne dafa dox ci digganteem ak suuf si muy dund am àq yoo xam ne dafa dox ci digganteem tey ak bayma yi parce que ñoom aussi ay borom bakkan lañu c'est des êtres vivants yoo xam ne dafa am àq gu dox seen diggante waraloo ne lii rek man maa am njëriñ man nit yii amuñu benn njëriñ dama koy yàq détruire ko ci kaw suuf parce que amatu fi place te fekk ni loolu ngay détruire dafa am benn relation directe ak sa dund yow sa nekkin ci kaw suuf amee kon imam li nga wax c'est très important parce que li ma ci comprendre mooy kon xam nga ñun souvent ni ñuy déggee àq mooy li nga wax sànq ñu bëri pour ñoom islam julli woor aj makka boo waxee affaire environnement ñu ne non nañu jàngal alquran wala ñu julli et cetera yow nga wax ne nekk islam ëmb na relation diggante doomu aadama yi waaye itam diggante doomu aadama yi ak gàncax gi ak yeneen mala yi ba nga wane sax ni àq bi nga waxee terme àq dafa attiré sama attention ñoom am nañ ay àq yoo xam dañ ko àq ak yelleef mais kon imam est-ce que cela veut dire que
man maa ko tuddee noonu. est-ce que kon léegi mën nañu wax ne péché environnemental am na ci l'islam maanaam bàkkaar boo xam ni mi ngi bàyyeekoo ci ñaawteef bu nit def digganteem ak pas doomu aadama. bàkkaar boobu ñëpp xam nañ ko moom jël alalu nit yàq deru nit mais yàq alam bi est-ce que loolu mën nañu ko tuddee bàkkaar ci l'islam. absolument wala loolu sama waxu bopp la rek. loolu sax moom li nga wax noonu lu am solo la bàkkaar sax la péché lañ ko mën a tuddee. péché lañ ko mën a tuddee par exemple ma joxe benn exemple bu gàtt. wax naa sànq nit ki dafa am àq goo xam ne dafa dox ci digganteem ak bàyyima yi. ci lan ci mu war rafetal jëmale ci bàyyima. parce que bu mu leen ump ni tey ci hadiis Yonent bi alayhi salaam ab jigéen dugg na safara ngir lan. ngir privé ab muus. mu privé ko àqam. jàpp tëj ko. joxu ko mu lekk joxu ko mu naan bu muus ba dee. kooku safaraam ca loolu la tàbbee. contraire bi tamit ci xadis bu wér nit ñëw na ci ab teen mar ba mu defee ay pexeem ba naan ba noppi bi mu naanee ba génn gis ab xaj bu daw si ñëw mar comme moom mu ni kat man kat ni ma mare woon ba ñëw def pexe naan xaj bi itam daw si ñëw ba taxaw ci teen bi mi amul pexe pour naan waa ji ci la fop potu dàllam wala lu ñuy roote ci teen bi tànk ndox nàndal xaj bi kooku loolu la yàlla sababe tàbbeem aljana ba saxaaba yi doon laaj sax naan ndax inna lakum fil bahaahimi ajra ndax ndekete yàlla day fay ci ab bay ma mu ne li fii kulli kabidin ratba ajra mu lépp loo xam ne dafay bàyyi ma la am res wu tooy nga def ci moom action bu baax yàlla daf la koy fay ëllëg wala li kon péché ci environnement bi am na di kitab bi safara ngir muus bu mu privé dundam oui ba mu dee c'est pas parce que julliwul warul mais parce que muus la toroxal ki nga xam ne dafa ñëw tey jii fab xaj bu maroon dimbali ko ba nàndal ko yàlla fay ko ci loolu aljana kon kañ péché ci domaine environnement am na kon kay bàkkaar ci environnement am na lu baax ci environnement am na tuyaaba ci environnement am na tamit parce que sarax la sadaqa la beneen bi ci wàllu végétaux yi yonent bi alayhi salaam gis nga nee na bokk na ci jëf yi gën a am solo ci kaw suuf muy jëmbat garab gis nga jëmbat garab dafa bokk ci sadaqatun jaariya parce que nee na nit ki bu génne àdduna dem léppam day dagg ba mu des ñett xam-xam boo fi jàngale woon bàyyi fi wala garab gi nga xam ne tey yaa ko jëmbatoon ay nit toog di jëriñoo fruit wala sax di jëriñoo ker ga sax mais loolu sarax la boo xam ne day daw sadaqatun jaariya mooy fa nga tëdd nekk ci àllaaxira loolu yiw yooyu daf la fay fekk moo tax sa question bi nekk question bu am solo moo tax ñun tey dañu waraat xool suñu diggante ñun ak alam bi suñu diggante ak bàyyima yi suñu diggante ak végétaux yi war ko sàmm utiliser ko de façon rationnelle ba nga xam ne duñ ci am daanu suñu borom gis nga bàyyima yi buñ leen sàggane parce que gis nga bàyyima ci boppam yàlla daf ko jox benn gëdd bu am solo bàyyima yëpp nag bu nit di lekk ak bu nit dul lekk mais du pour lu tax yàlla fab lu mat presque plus de dizaine de souraat ci alquran tudde leen ay bàyyima suuratu baqara nag la ko tudde loolu daf lay won kon importance bi islam jox bàyyima ak yeneen ci alam bi moo xam ngelaw li la moo xam suuf si la gàncax gi yépp bu ci nekk am na nu doomu aadama war a comporté woo ak loola bañ ko yàq bañ ko fooye ndax bu ko fooyee rek musibaam lay doon insha allah tabarakallah professeur Assane Goudiaby alors kon ren thème bi mooy la restauration des écosystèmes expliquer ñu clairement lan mooy écosystème ak relation bi am entre mbindeef yi ak bërëb ba ñu nekk léegi ma bëggoon ñëw nag ñu gën a xóotal wàllu restauration parce que suñu nee restauration mooy jéem a yéwénal génn a yembal mais ça veut dire que kon am na lu ñu yàqoon léegi ma bëgg nga waxal ñu ci loolu parce que man damay ragal est-ce que idéologie duggul est-ce que tey jii du tubaab bi ñëw yëkkati benn thème rek parce que des fois dañ koy def ne ñu topp leen ci loolu ñun tam ñu topp ci
mais est-ce que tey jii am na ay preuves scientifiques yuy wane ni alam bi mi ngi yàqu est-ce que am na lenn looñ ci mën a indil et en particulier tam nga ñëwal ñu ci Sénégal ci dëkk bi ñu dëkk est-ce que effectivement am na ay preuves scientifiques yuy wane ni alamu Sénégal mi ngi yàqu comme alam lu yaatu la di nga ñu ci jox rek quelques exemples même bu ñu amee sax quelques images après yu ñu mën a xool rapidement est-ce que mën nga ñu ñëwal ci loolu. waaw jërëjëf écosystème yi fu ñu nekk nii tey bu ñu jëlee thème boobu laal na dëkk Afrique yëpp rawatina Sénégal lu tax ma ne laal na dëkk Afrique yëpp rawatina Sénégal ñun ñëpp foo mënta dem ci kaw gi boo leen laajee àll bi fan la nekkoon nu mu toll woon yan xeeti garab ñoo fi nekkoon te nekkatuñu fi dinañ la ko limal dinañ la woon àll bi fu mu nekkoon bu njëkk walla sax ñu ne la amatul àll nga dem ci dex bi dinañ la wax xeetu jën yu nga xam ne daawoon nañ ko napp léegi amatul am na sax ay béréb yu nga xam ne dañ leen ne fii ndax mu neex la woon léegi xorom si nangu na lépp boo demee tam ci côté lac yi maanaam comme lac de Guiers dex yi lac ak dex ci tubaab am na différence lac mooy béréb bu nga xam ne am na ndox dafa taaju d'accord te mu rëy rëyaay bu nga xam ne bato sax mën na fa nekk alors boo leen laajee ñooñu tam lu la ñeneen ñi wax loolu lay lay wax ba tey boo seetee ñu nga xam ne dañu gëstu ci mbirum écosystème nga jël lu ñu bind bu njëkk ba temps tubaab yi nga jël lu ñu bind léegi am na ay bërëb yu nga xam ne defaat nañ fa gëstu nekkoon nañ fa ñu defaat fa gëstu mun naa jox benn exemple bu nga xam ne man dund naa ko dañu demoon parc national de Niokolo-Koba di def prospection botanique mu am ay xeet garab yu nga xam ne Casamance rek la amoon ak foofu jarul may tudd nom scientifique bi alors ma ne ñu ma àndaloon comme que ñu ngi ci prospection botanique il faut que ñu dem fu bureau mooy benn tubaab bu nga xam ne ku am tur la woon ci mbirum botanique maanaam bind na ay livres yi nga xam ne ba léegi ñu ngi koy jëfandikoo moom nag dem na ci ay béréb yu bare pour jël fa ay xeetu garab yi nga xam ne daf koy indi ci laboratoire bi ñu mën a xam ban tur ban nom scientifique la alors Béro nag moom dafa amoon ay garab yu nga xam ne ay béréb la ko demoon jëli ci biir parc bi béréb yooyu ndox mi daawuloon wow at bi yëpp muy noor muy nawet dafa doon am ndox bu ñu delloo ba ci béréb boobu fekk ñu fa dara fekk ñu fa ndox fekk ñu fa garab donc boobu aussi mooy preuve scientifique 1952 la ko collecté woon ñun bu ñu fa delloo en 2002 fekk ñu fa dara donc boobu aussi doon na lu nga xam ne gëstukat yi du man rek ñu bëre kaa boobu dal na leen et am na ay écrit am na ay gëstu yu nga xam ne bind nañ ko ci cartographie bi maanaam dañu def ay carte maanaam espèce natal la voilà yu nga xam ne dañuy ñëw def ko ci benn at toogaat lu mat ñaar fukki at ñu ñëw même béréb bi defaat ko boo méngalee ñaar yi di nga gis ni àll bi wàññeeku na bu baax a baax a baax a baax donc am na ay preuves scientifiques yu bëri yu wone ni écosystème yi dañu wàññeeku ci bareyaay wante dañu wàññeeku tam lu nga xam ne mu ngi ci biir maanaam quantitativement et qualitativement mooy la dégradation des écosystèmes donc thème bu nga xam ne maanaam restauration des écosystèmes am na solo lool pour ñun waa Sénégal lu tax ma ne am na solo lool pour ñun waa Sénégal parce que écosystème yooyu mooy àll mooy dex
muy géej gu mag gi fépp foo dem foo taxaw si yooyu boo laajee ñu nga xam ne jege nañ ko wala dañ fay jëfandiku day la ne ni wàññeeku na bu baax wala daanaka lu fa nekkoon jeex na donc lan moo ñu waral mooy def lu ñu mën pour que lu fi nekkoon ñëwaat àll bu fi nekkoon mu ñëwaat géej gi nu mu meloon bu njëkk ba mu melaat ko restauration bi si loolu la ñu war a yóbbu mala yi fi nekkoon ñu ñëwaat loolu mooy lu nga xam ne boo defee sa restauration nu mu waree nga am résultat yu baax lu fa nekkoon dafay ñëwaat donc bu ñuy def restauration espèce yu fa nekkoon maanaam xeetu mala yi ak xeetu garab yi xeetu gàncax lépp lu nga xam ne day dund lu fa nekkoon war nga ko delloosi mooy restauration bi boo jëlee nag xeetu bi yeneen xeetu garab nga jëmbat ko nekkoo di restaurer écosystème bu fa nekkoon yaa ngi créer leneen wante nekkoo di restaurer écosystème bu fa nekkoon kon dafa laaj xam-xam donc loolu doon na lu nga xam ne il faut que ñu bàyyi si xel si tënk loolu laa amoon lu may indi si question boo ma posé woon tabaarkalla xarala bi Rama est-ce que mën nañu am image yi nga xam ni professeur Assane Goudiaby moom la indaale pour ñu xool à peu près Sénégal fii yenn écosystème yi nu ñu mel est-ce que anam bu rafet la wala est-ce que dafa yàqu bu ko defee professeur mën na defaale tuuti commentaire gis nga voilà am nañu benn image ni professeur Assane Goudiaby par exemple lii nii lan la ban xeetu écosystème la ak ndax ni mu mel ni yànj na wala yàqu na wala lu xew ni alors fii écosystème de savane na man sans bopp maa jël photo bi si forêt classée Patako si Niombato écosystème de savane Niombato fan la waay Niombato mu ngi si région Fatick boori Karang yooyu si biir alors garab yi 100 ans la tubaab scientifique yi di ko tuddee Danielia oliveri 100 ans bii nag dañ ko xas pour cuuraay bi normalement résine bi nañu war a jël maanaam deret bi bu génnee ba mu nekk espèce gomme boobu nañu war a jël jëfandikoo def ko cuuraay wante nit ñi nag pour am xaalis loolu mooy nekk daakande wala déedéet wala bokk na dafa niroo ak daakande mais dañ koy jëfandikoo comme cuuraay d'accord cuuraay bi nag da am na xet bu neex day dàq yootam fu boo ko defee fenn doo fa gis yoo donc nit ñi dañ koy soxla bu baax d'accord léegi yematuñu si espèce su daakande boobu résine boobu bu nga xam ne dañ koy utiliser pour cuuraay dañuy dem ba di ko xas di jël xas bi di ko jaay indiwaatal ñu image bi ñu gis xas bi voilà léegi boo ko xasee nag dafay garab bi dafay dee boo ko xasee ba mu def tur bi yëpp lu ñaaw lii nit a ko def voilà lii nit a ko def jël jaasi xas ko nii xas ko donc wante lii lu koy gën a am mais professeur xas bi nii bon lan mooy problème bi parce que su fekkee dañ koo xas nii du ñëwaat wala waruñ ko xasee nii wala lan voilà xas bi dafa ëpp mi ngi nii encore voilà xas bi dafa ëpp maanaam deret bu nga xam ne dafay dundal garab bi sève nourricière deret bu nga xam ne dafay dundal garab bi sève nourricière bi du mën a jàll moo tax xas bi buñ ko xasee nii ba mu wër garab bi dafay dee tey am na ñu nga xam ne bu ñu buggee jalgati yeneen loi yi ak yooyu dañuy jël garab bi xas ko wërale ko xas ko ba mu egg si batt bi ñu bàyyi ko noonu garab bi dafay dee bu dee nag ñu ñëw gor ñu ne garab bi dafa dee alors que ñoom ñoo ko rey am na ñu koy def xoolal loolu rek bu ñu buggee défricher technique boobu aussi dañ koy utiliser garab boo ko xasee ba si bant bi nga wërale ko dafay dee parce que sève nourricière bi du mën a jàll donc fii moo tax am na béréb yu nga xam ne da ngay xool lu ëpp 2 fukki garab yu nga xam ne dañ ko xas ni yëpp a dee donc lii aussi dafay néewal doole àll dafay yàq àll bii benn exemple la ñu jël balaa ñuy jëm ci Imam Makhtar Ndiaye parce que dinaa ñëw ci moom léegi question donc preuve yi ak islam lu wax est-ce que dañuy wax sànni ni wala il faut que ñu indi ay preuve ak restauration bi est-ce que islam jàngale na lu yàqu nu ñu ko war a defaraatee wala dañ ko war a seetaan mais ñu ñëwaat encore ci am na je pense 2 images encore prof yoo indaale Rama indi ñu encore 2 images nga waxaat ñu ba tey
seen mbir nu mu tëddee. par exemple bii nii lan la nii. alors bii mangrove saumon la. mangrove la. mangrove bi benn xeetu écosystème la. beneen xeetu écosystème bu nga xam ne si dex lay nekk. am na solo lool. ak rafet xoolal rek. si dundi askan bi. yoxos ñuy jëfandikoo. fii lay jógee. d'accord tuufa yi. fii lay jógee. aywa yenn jën yi nga xam ne comme coof par exemple. fii lay fii lay nekk. bu juddoo day ñëw fii ba mu am yenn at yi. mu soog a dellu si géej gu mag gi. donc béréb yu nga xam ne dafa am mangrove comme delta du Saloum. Casamance. am na solo lool si yenn jën yi ak yenn xeetu gàncax gi nga xam ne dañ koy jëfandikoo. ah oui donc lii moo tax mangrove am solo. gis nga jën yi aussi picc yi aussi. am na solo lool si picc yi mangrove. fii ay pélican yu nga xam ne ñoom ñoo fay. vraiment indiwaatal image bi. alors mangrove bii nag bu saumon. mais picc yi ñoom ban soxla lu ñuy jëfandikoo ñoom ci mangrove bi. ñoom fii actuellement ñu ngi pêcher. ah d'accord waaw ay pélican lañu. xaw ma nu ñu koy woowee si olof. am na tur olof bëri na trop juj. donc picc yi jën nañuy dundee. donc fu amul jën mënuñu fa nekk. donc fii nu ñu fa nekkee nii donc ça veut dire que am na jën. et mangrove bi demoon na ba yàqu. prof nga baal ma. waaw mais comme kenn kuy xalaat nii rek. waaw xam nga da nga ni pélican yi. fu amul jën duñ fa nekk. waaw. léegi sama xel jàpp ne kon bokk na luy wane ni mangrove yàqu na ci sama xalaat suñ gisatul picc yi kon mën nañ xalaat ne kon jën amatu fa kon yàqu na wala sama xalaat est-ce que correct na. waaw mën na nekk indicateur. parce que moo tax le tubaab lu ñu ne indicateur maanaam luy wone. picc dafay wone. day wone état écosystème bi. ba am na sous-marin à propulsion nucléaire yu nga xam ne dañuy am ay picc yu ndaw yu nekk ci biir pour surveiller la qualité de l'air parce que instrument dafay paan ak nu mu mën a sophistiqué dafay paan technique wante picc du paan donc boo ko indee ci mbirum l'islam lu yàlla defar du paan donc picc du paan comme que picc ngelaw bu nga xam ne moom la ñuy noyyee bu demee ba am yenn toxicité gaz carbonique daf koy xam tout de suite donc ñoom seen instrument bu paanee mën nañ ko bañ a xam bu boobaa danger la pour équipage bi moo tax dañuy def ay picc yu ndaw yu tuuti ci biir picc yi foofu dañuy dund ñu leen di surveiller donc mu doon ñaari surveillance seen équipement instrument yi ak picc yi donc bu ñu amee jafe-jafe nooy yi rek ñoom ñoo xam ne kon ñu xam ngelaw gi yàqu na. donc exemple boobu dama ko joxe pour won ni picc indicateur bu am solo la si fépp fu nga xam ne daf fay dund donc picc yu nga xam ne jën nañuy dundee fépp fu ñu nekk il faut ñu am lu ñu dundee. donc fépp fu nga xam ne dinañ leen fa fekk. picc yi nga xam ne jën nañuy dundee ça veut dire que foofu am na jën. c'est le cas des pélicans au niveau de la Somme. te mangrove bi lu tax ma wone ko. ay jigéen ñoo ko jëmbataat dafa yàq woon. jigéen ñi takku jëmbat ko ba mu baaxaat. Rama indi ñu beneen image bi parce que c'est extrêmement important. voilà Rama indi ñu beneen image ñu wane effectivement le travail d'une communauté. boo xam ne dafa def restauration ci mangrove bi gis nga. voilà fii Bassar la. dans les îles du Saloum. benn programme bu am solo bu nga xam ne ISE mu ngi ci comité national de pilotage bu programme boobu. ak yeneen ministère ak yooyu. ñu tuddee ko programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. programme boobu nag dafay dimbali jigéen ñi. bu baax ci mbirum environnement. te jigéen ñu nga xam ne ñu ngi ci île du Saloum. ak ñi nga xam ne ñu ngi ci côté Saint-Louis parce que Saint-Louis tam am na mangrove tuuti. jigéen ñooñu dañuy yëngu bu baax ci mbirum reboisement mangrove. fii jigéenu Bassar ñoo jëmbataat parcelle bi bu nga xam ne amoon na mangrove bu njëkk ba mu yàquwaat. mu yàqu woon. ñu koy jëmbataat. moom moo wane bi bu ñu fa demoon pour def une petite. kon jigéen ñi ngi def restauration. jigéen ñi ñu ngi ci biir restauration bi ak doole. ak doole parce que. bu ma laajee benn jigéen lu tax yéen ngeen di wàcc ci mangrove bi
nga xam ne poto la di jëmbat mangrove nga xam ne dafa jafe mu ne ma suñ ko deful suñu doom yi duñu am wala suñu sët yi duñu am tuufa duñu am yoxos parce que yoxos bi si racine mangrove bi lay ñëw tafu màgg fa ba nit soxla ko mu utiliser ko tabarakallah professeur je crois que Imam Makhtar Ndiaye foog naa ni wax dëgg yàlla commentaire yi professeur joxe sur le plan scientifique ak image yi mu wane ci suñu réew Sénégal parce que balaa ngay wane di Antarctique ak Australie nga wane déjà sa dund nga bale déjà sa devant ta porte foog naa am na solo ban commentaire nga ci indi ak tamit jàngale l'islam ci wàll boobu maanaam gis nañu effectivement kon écosystème ni ñu amee solo ci wàll yëpp ak dundu nit mais tam gis nañu doomu aadama yi ni ñu mën a yàq gis nga exemple xas boobu mu def waaye tamit gis nañu doomu aadama itam mën nañ defaraat léegi kon léegi est-ce que ñun dañuy optimiste rek wala pessimiste wala islam daf ñu jàngal loo xam ni bu leen yàq waaye tamit bu yàqoo tamit na ngeen ko defaraat lan nga ñuy indil ci wàll boobu waaw islam moom li muy jàngale toujours mooy wàllu aalam bi moom nañ koy gérer de façon rationnelle parce que yàlla wax na ni ci alquran zahara al fasadu fil barri wal bahri bi ma kasabat aydi naas mu ne yàqute gi am tey ci jéeri ji ak ci géej gi yëpp nit mooy responsable tey loxo doomu aadama tey moom moo ci dugg yàq ko tey boo gisee sànq élément de base yi ma wax yi nga xam ne yooyu daanaka mooy tënk dund doomu aadama lu mel na ndox gis nga islam day jàngale nan ko gérer bañ ko yàq même bu fekkee ndox mi yaa ngi nekk ci bërëb boo xam ne am na dex wala lag nee na lag boobu na nga gérer ndox ma ca nekk bu ko yàq bu ko polluer bu ca def loo xam ne daf koy souiller wala dafa nekk ay déchets toxiques bu ko ci def xam nga ci wàllu sharia ci wàllu jaamu yàlla dangay gis lislaam ci njàpp sax dafa la naan nga gérer ndox mi dafa bokk ci fadail wudu li ñuy wax taqlilul ma mooy ndox bul jàpp foofu ndox mi di ko yàq gaspillage ci wàllu déchet toxique wala ay d'accord kon jullit bi warul yittewoo rek jàpp mais tam na muy jëfandikoo ndox muy jëfandikoo ndox gestion dimension la ci biir jàpp naka gérer de façon rationnelle d'accord même tey lag bi bu nekkee sa côté am naa dex mais bu ko yàq bu ko yàq ci lan ci quantité ba nga cay jël bu ko yàq tam ci di ci def ay déchets toxiques wala yoo xam ne ay éléments souillés la moo tax si charia islam dafay tere ndox mu taaju nga ñëw di ci def sobe nee na yonent bi nee na bu leen di tuur ndox ci ndox moo xam ne dafa taaju ndax lan bàyyil xel après ña ko waraat utiliser génération bay ñëwaat d'accord ndax boo ci xasee def loolu rek ndox ma suyee na yàqal nga ko penc ma yëpp bu ci tuur ndox bu ci tuur ceeb bu ci tuur ndox bu ci tuur sobe imam professeur booy daw ci région yi nii ngay dem ci lex yi gars yi ñu respecté loolu lu ne ngay gis ñu def ci ndox yi deuxièmement aussi tamit ci végétaux yi boo ci ñëwee dañuy gis tam islam daf lay wax nga gérer ko boo xoola sax ci temps de guerre islam ci wàllu guerre ngay jàkkaarloog say noonu guerre nga xam ni song rek ngay bëgg nee na boo leen vaincre sax bul rey jigéen bul rey xale bul dagg garab kon foofu mi ngi lay jàngal tamit ni importance su végétaux yooyu amee solo garab yi jëmbat garab sànq wax naa ko bokk na ci al amalu salihat ci jëf yi nga xam ne tey sarax la sadaqa la tey nga nee na yonent bi nee na nga jëmbat garab goo xam ne boo ko jëmbatee picc yi di si jëriñu doomu aadama yi di si jëriñu nee na loolu forme sarax la amoon booy def la donte nekkatoo fi sax kon garab yi tey dex yi dañ leen war a gérer ba nga xam ne kenn waru ko yàq benn yoon bàyyi may naka noonu ba ci jaww yi nga xam ne tey moom la ñu nekkal jaww yi tey kenn amul sañ-sañ tey di ko agressé ak ay pollution dafa am ñoo ko bokkal dafa bokk ci li nga xam ne dafay participer ci sa dund yow doomu aadama
tey li ñuy wax tey ci wàllu environnement bi COP 21 tout ça pollution bi ñuy def tey au niveau yàq jaww ji par des kii essais nucléaires loolu yëpp. mais loolu ñëpp ci war a jàpp parce que loolu intérêt doomu aadama la. parce que bis bu nu détruire système boobu rek daanaka nit existence am dootul amati. dëgg la bu nu ko yàqee yàqal nañu ñëpp. moo tax sànq ci aaya bu njëkk ba yàlla mu ne li nekk diggante maa bind asamaan ak suuf ak li nekk seen diggante dama ko bind ci dëgg bind ma ko pour caaxaan pour doomu aadama di ko fowee lépp lu ci nit di def rek daf koy def de façon boo xam ne rationnelle la mu ci soxla mu def ko bu mu ci ëppal. d'accord Imam Makhtar léegi d'accord mais kon islam jàngale na. borom bi nee na bind naa. écosystème yi léegi mën nañ ko tuddee noonu. D'ailleurs sax naroon naa ko fàtte ma joxaale la boobu laaj mais Imam Makhtar nit xam-xam bi mu am ba lu ne mën ko tuddee dara mu mën ko tuddee dara loolu est-ce que am na foo koy yóbbu yow ci alxuraan maanaam par exemple boo jëlee terme écosystème scientifique yi ñoo ko tuddee noonu mais loolu fan la jógee maanaam nit capacité boobu mu am tuddee dara écosystème tuddee ko biotope. tuddee ko nangam loolu après nga indaale ko. beneen bi mooy léegi kon islam jàngale na borom bi nee na li ma bind yëpp rafet na natt naa ko ba mu yem et cetera jëfandikoo ko leen bu leen ëppal bu leen yàq. terewul nit dëgër bopp. ba di yàq am nañ ci ay preuves scientifiques ay quelques images. mais léegi bu yàq boobu xasee ba am aussi léegi est-ce que islam danaan kon léegi seen affaire la ngeen baal ma wax bi dem leen ngeen toog xaar àdduna tukki wala est-ce que def naan bon. xam nga islam alquran accusé ne doomu aadama ni nga ko waxee léegi ne yow yaa yàq. léegi nag pour defar boobu est-ce que islam mi ngi xiirtal doomu aadama yi ci ñu defar wala daf ñuy seetaan. waaw ba ci njëkk mooy xam nga doomu aadama yàlla daf ko may benn capacité boo xam ne mayu ko keneen li mu bind yëpp nag nit la jël teg ko ci kaw muy sangam moo tax naan doomu aadama mooy sayyidul maxluqaat. li yàlla bind yëpp boo xoolee en fait. pour moom la parce que moom mooy sangu lépp lu yàlla bind nit daf ko bind pour doomu aadama tey gàncax géeg yi yëpp bien que ñoom tey am nañu seen mode de vie nu ñu leen war a gérer mais yooyu yëpp boo xoolee ci finalité ba yëpp pour njëriñu doomu aadama la mais garab yi ngelaw li gàncax gi bayma yi yëpp bu njëriñu doomu aadama lay doon. mais bàyyi ma yaa ngi ni tabaski bu ñuy jëfandikoo ñun am nañ droit doomu aadama fa bàyyi ma rey jëfandikoo ko njëriñam la garab yi la muy produire ci ay fruits ker njëriñu doomu aadama la. mais même loolu Imam Makhtar. d'accord mais même bu ñu jëlee exemple tabaski bi comme ni nga ko waxee sànq ci ndox meeg yu mel noonu est-ce que ça veut dire que tamit dañuy jëfandikoo nu mu ñu neexee. mala yi ci turu dañuy tabaski. non moo tax ma ne yëpp utilisation bi dafa war a nekk de façon rationnelle. ci yëpp nag. ci bàyyi ma bi ba ci tey jën yi nga xam ne tey noo ngi ci biir géej gi tey boo xoolee li xew ci àdduna bi suñu façon pêche yi nga xam ne tey explosif yenn façon yoo xam ne tey di yàq tey yàq nañu géej gi yëpp di lare yu bëri ko yëpp yàq nañ ko amatul tey benn espèce boo xam ne tey jii presque boo ko fi xool professeur lu raar la te lépp doomu aadama la ndax façon yi muy jëfandikoo mais boobaa yow yaa ngi tooñ moo tax gis nga sànq ne wax péché boobu tey am na tey ñoo xam ne agression yi ngay agressé jaww ji alam bi mais tooñ la. yaa ngi tooñ jaww ji. di yàq. te yàlla ma xool yàlla mu ni woon bu leen di yàq wala tufsidu fil ard. dafa insisté ci baat bi wala tufsidu fil ard baada islaahiha. waaw gannaaw ba ma defaree yëpp ba mu baax. bu leen nekk nag ci kaw suuf wala taasaw fil ard mufsidin. bu leen dox ci kaw suuf di yàq. rawat na nag ñaar yi. mooy gàncax gi ak bàyyi ma yi parce que ay espèces la yoo xam ne moom dafa am relation étroite ak dundu doomu aadama buñ ko yàqee rek daanaka suñu existence amatul. tabaarkalla léegi imam nit nag bu sàgganee ba yàq xam nga nit loolu beneen thème lay doon parce que suñ ci duggoon loolu dinañ yóbbu ci ay philosophie ak yeneen maanaam lan moo nekk ci bopp nit ba nit am sañ-sañu di yàq ak di jaxase mais bu xasee ba yàq moo xam dëgër bopp moo xam ëppal moo xam xëccoo et cetera léegi lan la islam jàngale ci responsabilité defaraat. waaw defaraat bi moom loolu dafa nekk loo xam ne wax dëgg yàlla ñëpp lay interpeller communauté bi yëpp. parce que islam moom dafa nekk diine boo xam ne wax dëgg laa lii islaax muy wàllu defar
loolu moom daanaka da ko farataal ci lépp loo xam ne yàq nañ ko rek ne nañu fexe am ñu taxaw ca communauté ba jël seen itte def seen itte lépp pour loolu baaxaat. donc xam nga yonent bi alayhi salaam gis nga ci xadis bi mu wax xadis bi xam ne ñëpp mokkal nañ ko presque képp koo xam ne gis nga lu ñaaw lu nu sib ci pénc na nga fexe te nga am capacité ak pouvoir soppi ko ak sa loxo mais soppi ko man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fekkee dem nga ba nga xam ne tey mënoo ko soppeek sa loxo jóg soppi ko te loolu en général taxawaayu état la. am na yàqute yoo xam ne tey mi ngi xew ci pénc mi tey ci écosystème bi mais loolu état moo mën a jóg par ses propres moyens régler loolu mu jeex. pouvoir public yi ñoo am responsabilité. seen loxo bu demee nag bu fekkee yow mënoo ko soppeek sa loxo deuxième étape ba mooy ban mooy boobaa nga dénoncer. tey ñoom professeur. tey à travers seen ay conférences seen ay sensibilisation tey di wax. di alerter. loolu ci la bokk. bu demee nag ba étape boobu jeex nag. boobaa nag fa la fa des mooy di ko mettitlu parce que yow fa la si kii yam waaw nee na wa zalik ataaful iman boo mënul soppeek sa loxo mënoo wax mu dañ dénoncer boobaa nga naqaralu sa xol. tabarkallah man daal. retenir mais seetaan bi moom du am benn yoon moom il faut mu am kuréel bu taxaw pour restaurer. d'accord waaw. en tout cas retenir naa concept ni nga opposé ñaari concept yi benn bi façade. ak islah. wane nga ni terme corruption. chaos désordre. alquran tere nañu ko l'islam tere na ko en même temps l'islam nag sant nañu islah mooy ñu defar. te sax li ma bëggoon leeral ko ci terme façade boobu. parce que façade boobu dama bëggoon wax ni terme arabe la. wala tufsidu fil ard. c'est que yàlla lu mu koy utiliser bare na. en fait façade bi boo xoolee étudier ko ba si biir même ulama wa tafsir boo demee ci Abu Jaafar ci tafsir ba dafay wax mu ni ay la tushriku wala taasawhu fiha mu ni bul bokkaale yàlla. bul mooy yàlla ci kaw suuf mooy gi mooy di jalgati. di yàq écosystème ci la bokk. ci mbay mi ci jur gi ci lépp. terme boobu en général sax dañ koy traduire corruption moom lañ koy traduire. waaw en général en français noonu la. pour te dire corruption boobu sax mais ni ngay comportement bi ngay def ak alam bi mais yaa ngi def corruption. yaa ngi corrompre di yàq. équilibre. tey li ñuy def ni affaire yéen xam ngeen ko professeur wàllu trafic bois bi. di ñuy trafiquer bant yi di àll bi. di gor ay garab. mais loolu musiba la. musiba la ci penc. la nga cee am mais corruption la. tabarkallah. te loolu li nga siy jàngataat encore ci verset boobu li nga siy jàngat mooy islam boo xoolee wàllu écosystème wàllu environnement. boo xoolee ba si biir daf ko gën a yaatal. du ci wàllu agression bi ngay agressé tey écosystème bi rek waaye dafa am mën nañu ko tuddee sax destruction environnement boo xam ci wàllu moral la sax. parce que tey am na façon pratique yoo xam ne bu ko nit sax day def ci suuf dañ naan bien que yaa ngi koy def yow en tant que nit. mais yaa ngi agressé tey l'humanité yaa ngi agressé tey écosystème bi. d'accord am na yenn façon pratique yoo xam ne nit tey mi ngi koy def. contre nature sax. te fekk boo koy def da ngay defee ne yow ci nit rek la yow. mais yaa ngi merloo alam bi. d'accord tabarkallah Imam Makhtar Ndiaye li ma bëggoon mooy. dellu ci xarala bi ci Rama après ñu ñëwaat nag dugg nag ci vraiment dimension restauration en tant que tel ak jël ay cas Sénégal nuñ ci war a taxawee. tabaarakallah kon gis nañu waxtaan bi vraiment indi nañu mën nga wax taarixu wala cosaanu li nga xam ni mooy journée mondiale de l'environnement. Professeur Assane Goudiaby tënkal nañu ko depuis 1972 li ci xew yëpp ak jaar-jaar yi ci gën a am solo ba tey jii thème bi nekk restauration des écosystèmes mu war a nekk fukki at yoo xam ni ñu ngi woo humanité bi yëpp ci ñu takk seen ndigg mën a defaraat yéwénal écosystème yi ci àddina bi yëpp. waaye ni ko professeur expliqué écosystème yi dañoo wuute. ci àddina bi ci réew yi ak ci gox-goxaat yi. kon réew bu nekk yaa war a taxawee écosystème yi nekk ci sa réew moo tax ñu indiwaat waxtaan itam ci biir Sénégal ba di laaj nag léegi professeur Assane Goudiaby
kon léegi les écosystèmes yi nekk Sénégal est-ce que déjà mën nañu wax ne Sénégal façon écosystème yi ñoo fi nekk de façon générale ndax ni réew mi tëddee. loolu benn la ba pare nga wax ñu aussi de façon approximative ni mu tëddee est-ce que fi mu nekk nii écosystème yooyu xaw na baax walla mi ngi yàqu ñetteel bi mooy taxawaay bi ci Sénégal am tey fi mu nekk nii pour defaraat écosystème yooyu. est-ce que jàpp nga ni niñ koy defee baax na walla am na lu ñu ci war a jooyanti. voilà jërëjëf alors su ma ñëwee ci xeetu écosystème yi pour yombalal téléspectateurs yi. seen compréhension. dinañ ko xaaj ñaari groupe écosystème bi nga xam ne ñu ngi ci terre ferme maanaam ci kaw. ak écosystème yi nga xam ne laal na ndox. D'accord. Alors moom dañu ne écosystème de terre ferme et écosystème aquatique. Écosystème de terre ferme si nga xam ne ci kaw gi. waaw ci jéeri gi laal nañ ci jéeri gi waaw. am na forêt écosystème de forêt. c'est-à-dire ñun scientifique yi bu ñuy ne forêt bokkul ak savane ñu bëri dañuy jël savane yëpp ñu ne fu yëpp forêt la. yëpp àll la. fu am garab rek ñu ne. fu am garab rek ñu ne àll la déedéet. am na écosystème yi nga xam ne écosystème de forêt. àll yi nga xam ne boo fa duggee bu dee midi la doo gis naaj. boo xoolee ci kaw doo gis naaj. dafay lëndëm. boo am ay garab yu mag. yu yem ak yu tuuti. am ay mala am ay garab yi nga xam ne dafay law. des lianes. loolu mooy écosystème de forêt. yooyu nag am nañ ci ñett yu nga xam ne am na Sénégal. am na yu nga xam ne département Oussouye rek la am. mooy forêt dense sèche. yeneen yi beneen bi dafay topp xur yi. yooyu am na Casamance c'est-à-dire Casamance naturelle. depuis département depuis région de Ziguinchor région de Sédhiou ba Kolda. ba Tambacounda ak Kédougou mooy les forêts galeries. mooy àll yi nga xam ne day topp xur yi. ñetteel bi mooy forêt claire àll bu nga xam ne. lëndëmul comme yeneen ñaar yu ma njëkk lim. voilà ñetti xeetu àll yi. lëndëmul fattul. voilà lëndëmul fattul. yeneen bi mooy écosystème de savane. te mu wax ni am na mala yu nga xam ne amul forêt. gaynde par exemple moom doo ko nekkul amul ci écosystème de forêt. moom savane la. c'est dans les écosystèmes de savane. ak steppe ak yooyu la am. mooy ñaareel écosystème bi mooy écosystème de savane. ñetteel bi mooy steppe moo nekk boor yi Louga Linguère côté yooyu. nga xam ne dafa yaatu dafa ubbeeku. par exemple gommier booy wax noonu. Acacia Sénégal moom booru yooyu la am. boo wàccee si géej lu nga xam ne dafa am ndox. maanaam dex am na écosystème fluvial maanaam écosystème bu nga xam ne. si dex la. d'accord. am na écosystème lacustre maanaam si lac. ak écosystème océanique. mooy océan bi te océan bi dañuy distinguer côte ak estuaire. ak océan si boppam. donc xeeti écosystème yooyu. moo am Sénégal. léegi nag boroom xam-xam yi seetlu nañ ni définition bu ma joxoon. sànqa si lan mooy écosystème. gis nañ ko si tool yi itam yenn tool yi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy jëfandikoo si nu mu waree. tool yi. maanaam boo demee si tool. di nga gis ni nit ki day béy gàncax maanaam day béy dugub. wala gerte ak yooyu. wante am na ay garab yu mu fa bàyyi. moo xam kàdd la moo xam dimb la. moo xam sump la. yenn garab yu nga xam ne du ko laal du ko gor. wante am nañu njëriñ am nañu solo. am nañu njëriñ si suuf si kàdd ñëpp xam nañu njëriñam si suuf si. donc moo tax duñu ko laal duñu ko gor. dimb ñëpp xam nañ ko. sump ak yooyu ñëpp xam na ay yeneen ak yeneen ak ron ak yooyu gis nañ ni yooyu mën nañ ko tuddee écosystème agricole.
donc waaw bu ñu jëlee écosystème yooyu mais écosystème yooyu tubaab nee na du écosystème naturel. nit moo ko créé. waaw ba si ville sax par exemple bu jëlee la ville de Dakar. gis nañ ni définition bu ma joxee sànq si écosystème mun nañ gis si ville parce que am na ay composantes am na ay interrelation ak yooyu interaction ak yooyu. mais ville moom lañu les écosystèmes urbains. mais ñun tey thème bi si écosystème naturel. la moo tax tool yi ak yooyu ak villes yi. dañ koy génne. effectivement ñu bàyyi rek écosystème naturel yi. si kon yooyu mooy xeetu écosystème loolu mooy xeetu écosystème yi am Sénégal. te bu ci nekk mais man professeur Goudiaby souvent ñun bi ñu nekkee école yëpp sax et cetera di gëstu dañu doon xaw a xeebloo suñu réew yi daal ci côté environnement je m'explique. mooy toujours dañu doon xaw a wan ni maanaam dëkk tubaab yi. foofu la àll bi naatee garab yi foofu la baaxee yëpp et que Sahel dëkk yu wow kong la Sahara bi désert ak voilà mais. te alors que écosystème bu nekk na mu mel rek la mel daal maanaam amul écosystème bu gën beneen. bu ci nekk ak la mu laaj daal. exactement kon je crois que loolu. loolu la amul écosystème bu gën morom bi. bu si nekk am nga sa njëriñ am nga say fonction. am na yu nga am mala ak ay xeetu garab ay xeetu gàncax nga xam ne foofu rek la nekk. nekkul feneen. am na tam foofu rek àddina bi yëpp a koy ñàkk. voilà am na tam yu nga xam ne. am na fa am na si beneen écosystème tam par exemple am na ay xeetu garab yu nga xam ne da nga leen di fekk si écosystème de forêt fekk leen si savane fekk leen si steppe bëriwuñu mais am na donc amul écosystème bu nga xam ne nañu ne bii moo gën a am solo beneen bi yépp a am solo. buñ si ñàkk rek. buñ si ñàkk nañu lu bëri. voilà parce que dinañ si ñëw peut-être xëy na. si seen importance. seen njëriñ. lan lay indil nit ki ak lan la ñuy indil. askan bi ak àdduna bi. dina ci ñëw léegi sax d'ailleurs damay def benn relance bu ndaw rek ci Imam Makhtar Ndiaye. Imam Makhtar Ndiaye xoolal professeur Goudiaby xam nga li mu wax sànq dafa dellu si woon ci laaj boobu ma waxoon capacité bi doomu aadama am. xoolal ni mu classifié ak typologie bi mu def. melal écosystème yi. yi laal ndox yi nekk ci jéeri ji. waaye même yi laal ndox ay xeet la yi nekk ci jéeri ji yi topp xur yi nga xam ne dafa fatt àll yi fatt ak yi fattul et cetera. xam-xam boobu. xam nga moom mi nit la comme ñun ñi ba pare am boobu xam-xam. te ñun amuñu ko. léegi islam est-ce que dafa dooleel lu mel nii maanaam xam nga tey est-ce que nit ñëwoon rek daal ne man imam laa et cetera rek daal ne lii mooy écosystème garab bi écosystème la wala gàncax bi du écosystème et cetera est-ce que islam dana nangu loolu wala est-ce que teqale bi nii teg ko ci xam-xam islam loolu la njëkk a d'accord. xam nga diine islam moom wax dëgg yàlla du diine gu ñuy natt ci xel. wala ci compétence lañ koy natt ba tax na wàllu xam-xam dafa yaatu xam nga yonente bi alayhi salaam bi muy wax talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslima gën na sax diine rek cadre diine baatu iqra boobu xam ne ci ulama wu tafsir yi bokk na ci saar yi jëkk wàcc ci alquran wutil xam-xam jàngal nga xam étudier lépp fànn yëpp islam diine xam-xam la diine gëstu la diine fexe xam la xam-xam bu wóor boo teg ci ay adilla ci ay argument yu leer parce que ñun da ngay xool bu njëkk li nga wax sànq rek moo ci ne ñun bu njëkk dañ daan jàpp bu ne wax question environnement sax dañ naan lii yëfu tubaab la ñun ittee lañu mais tey dem nañu ba gis ne tey menace la tey nekk na loo xam tey buñ ci jógul ndax sensibilisation bi tey nit ñi dem nañu ba xam ba yeewu exemple bi may joxe rek temps yi bu ñuy tere mbuus yu ñuul yi ni mu war a ni mu mën a yàqe sachet yi la plastique yi waaw ni mu mën a yàq tey ñoom professeur tey bu ñu si joxee tey ay sensibilisation wax nit ñi la mu mën a yàq tey ci système bi tey noo ngi koy xeex di ko fi éradiquer di ko fi dindi yooyu yëpp tey dafa bokk ci ay mbir yoo xam ni nit ki daf ci war bàyyi xel parce que dafa am rapport ak dundam tey sunu ñàkk wér-gu-yaram gi yëpp li ko waral mooy sunu système parce que gis nga doomu aadama li sharia di wax toujours li muy jàngale mooy bërëb ba naka yàlla binde def fa ay
garab ya fa ne ngelaw la fa ne bay ma ya fa nekk loolu dafa am rapport ak dundu doomu aadama bi nit ki bu génnee foofu sax dem ci beneen aalam sax faw mu feeñ ci yaramam mu gis ko ba tax na kon ñun li nu war tey mooy fexe góorgóorluwaat defaraat sunu àdduna bii nu nekk yi nu yàlla may nu jéem ko sàmm te tey doomu aadama dafa gëmm ay bëtam rek tey dem ci li yàq rek exemple bi may joxe tey boo xoolee tey ñun fàlle nu dëkk à Saint-Louis autant da nga doon taxaw ci langue de Barbarie mais des kilomètres pour dem ci géej ñenn dañ daan jël saret yéeg pour dem ci géej pour dem géej ndax géej gi dafa sori woon dafa sore woon mais tey nii boo fa delloo tey da ngay taxaw ci tali bi fi nu dëkk nga seen vague yi ça veut dire que mbir mi avancé de la mer dem na sax ba tey des experts ci wàllu environnement ne foofu day disparaître tôt ou tard te tubaab yi bu ñu fa nekkee da nga daan gis booba ñu def fa ay digue de protection sama fa ay filao mais loolu yëpp tey mi ngi dañ moo tax boo demee bu ubbi sa xel xam ne lii ñu doon wax démb naan nanu préserver sunu environnement fexe sàmm ko tey mi ngi ñëw langue de Barbarie tey diggante fleuve bi ak géej gi boo xoolee li si nekk bareetul te autant c'était ay kilomètres ngay def pour dem géej parce que lépp doomu aadama bakkanam la jiital bëgg-bëggam mais suuf si leen di tere nu tibb ko ci géej gi mais noo ngi wax ba sonn nit ñaa ngi def di ko tibb di yóbbu te loolu yëpp mi ngi tax géej gaa ngi avancé donc pour te dire nit tey mooy sabab propre destruction moom moo ko sabab exactement donc tey il faut ñun ñi nga xam ne tey ay acteurs lañu ñoom professeur tey ci seen école yi di sensibiliser di wax di alerter ñun aussi en tant que imam porteur de voix tamit nuy wax parce que question la bu nu xaw sàggane xutba yi ak conférence yi dañ ko sàggane conférence la prière waaw tey ku fi wax tey ku fi woote woon conférence ci environnement sax ne ko conférence religieuse dañ naan kii daal daf nuy fonte wala day jël si la yàq suñu temps donc fekk ni tey question la bu prioritaire boo xam ne wax dëgg yàlla ñëpp ci war a taxaw te pourtant nag Imam Makhtar ñu ngi ci commencé jël conscience man mi daf ci am ñaari exemple yoo xam ne yu ma yéem la te dafa jar a bàyyi xel luy wane ni nit ñaa ngi ci commencé jël conscience benn bi ci côté ñun imam yi benn bi ci côté communauté yi dafa am mbooloo ay jigéen fii ci Dakar association des femmes yoo xam ni ñoo jël thème mu environnement pour waxtaan ci ak l'islam parce que c'est une association on peut dire musulman xam nga kon loolu c'est important déjà parce que il y a quelques années jigéen ñi seen waxtaan yëpp tontine bi fu mu toll et cetera bon ñu dugal environnement deuxième chose li ma ci yéem mooy que ni oustaz bi ñu ko jox mu ne leen lamb leen Imam Kanté parce que moom dossier boobu moom ko gën a jekku parce que dana ci gëstu jàng na ci te man am na yeneen tam yu ma gën a jekku c'était formidable xam nga lu xoolal loolu vraiment donc la rencontre avec une association de femmes buy toppatoo affaire environnement nee nañ leen wax lu ci l'islam wax ba pare nag oustaz bi ñu ko jox mu ne leen jox leen ko keneen koo xam ni imam la comme man mais yaakaar naa ni dossier boobu moo ko gën a yittewoo ci wàllu recherche xoolal loolu donc ça veut dire que y a des choses intéressantes yi commencé di ñëw mais ñoom Goudia bi ñu xam nañ ko man sama mémoire ISE maa ngi ko defoon éthique islamique et environnement mais maa ngi ko tuddee woon 2 points éléments de base parce que la ma ci xam bëriwul woon ma ne du ma sori dama ko jox bàyyi noonu léegi maa ngi ciy bind lu gën a am solo mais boobu temps amoon naa appui ay prof yu nekk ISE yi waxoon ne dimension boobu c'est important kon ay professeur Goudia bi on revient maintenant sur restauration bi tey jii écosystème yi nga wax au niveau du Sénégal mën nga ñu jëlal rek exemple bu la neexee nga jël exemple benn wala ñaar ci écosystème yoo xam ni fi mu nekk nii ñu ngi yàqu ak yan action la Sénégal nekk di def moo xam état bi moo xam vous les scientifiques moo xam les communautés de base pour restaurer ko d'accord jërëjëf bu ñu jëlee écosystème de forêt ñu jël écosystème de forêt lu bëri yàqu na chiffres yi yu nga xam ne yu 2010 moom nañu am parce que tous les 5 ans yu nekk waa Eaux et Forêts dañuy def ak waa FAO dañuy def benn rapport si pour évaluer situation àll bi ñoom ne nañu pour rapport 2020 bi amuñu information yu war
pour mën a estimer ñaata hectares la ñuy perdre en moyenne par année. wante chiffre 2010 bi. moom la ñu reconduire en 2020 mooy 40 000 hectares par année. mais prof lu tax amuñu chiffre yi pour 2020. bon amuñu chiffre 2020 yi loolu peut-être que mais man ñoom damay def émission. am naa droit poser des questions. voilà xëy na peut-être question de moyen wala ñoom waa Eaux et Forêts comme que ñoom ñoo war a def gëstu boobu. xëy na ñoo gën a placé voilà pour expliquer lu tax wax lu tax. naa def benn thème sur les forêts rek invité leen ñëw après. voilà bu boobaa ñun aussi mën nañu ñëw ensemble y a aucun problème. très bien voilà alors imam organiser émission bi. voilà comme ça xuloo du am parce que imam ngi tout à fait alors gis nañ ni lan luy yàq forêt yi àll bi ak écosystème yi. imam wax na ko sànq. nit moo gën a am part. boo koy misaal. nit au moins 80% si luy yàq écosystème yi. nit la nit ñi am na écosystème yi nga xam ne sax c'est à 100% nit ñi ñoo ko lekk di ko yàq. si lan si tibbal lu nga xam ne. soxlawloo ko wante da nga koy yóbbu pour jaay ko. surtout bois bi. le trafic du bois. loolu doon na lu nga xam ne c'est extrêmement important. te trafic bois boobu. boo ko xoolee nga xoolaat ko. corruption bi mu ngi si gannaaw man ragaluma wax ko. ah oui. corruption bi mu ngi si gannaaw. te loolu peut-être question bu may poser imam. guerre corruption mooy guerre. corruption bi. dañuy guerre ay nit ba. yaakaar naa ni baakaar bu mag la. ah ok dafa bokk ci rang al-kabaïr. voilà loolu foog naa professeur benn. je pense que c'était un de mes premiers thèmes de cette émission càmbar ci diine. voilà. maa ngi invité woon. le premier responsable du CENTIF. voilà muy benn parler de ça. ñaareel bi mooy. yow da ngay yàq. su ma fàttale ko loo développé sànq. moo tax alxuraan tuddee ko façade. ñaareelu baakaar bu am solo bi. mooy. dem naa yàq écosystème bi. amaat si baakaar donc ñoom dañuy am ñaari baakaar. donc nit moo mën a defaraat écosystème bu nga xam ne moo am part de responsabilité bu gën a mag. pour yàq ko. mën nga ci dolli sax mais da ci duggaale rek. mais yàqalal ñi war a ñëw te yow da nga ne garab boo xam ne ñeneen. kon même dimension génération future boobu day ñëw. ñetteelu bàkkaar sax mooy yaa ngi xañ. ñi war a ñëw te yow. am na say maam lu ñu la fi bàyyil. kon doo gor gore woo. boo jëlee benn. tu n'es pas tu es ingrat. benn xay. bu nga xam ne diamètre bi 1m20 la wala 1m30. xay boobu. du téeméeri at rek. téeméeri at ak lu ko tegal xëy na. moom la nature bi. soxla pour defar ko. yow nga ñëw yàq ko. ci quelques minutes jël sa. ci quelques minutes machine dagg ko noonu. exactement. donc. nit moo mën a defaraat écosystème. mais quand même nit mais moo tax am na ay yëngu-yëngu yu bëri yu nga xam ne. nit ñu ngi koy def. état bi mu ngi def tam effort. il faut le dire. état bi mu ngi def effort. ni muy def effort si ñett fànn. d'accord ñun en tout cas au niveau de Càmbar. nous ne sommes pas des opposants radicaux. ni des activistes opposants. voilà donc bu état bi defee loo xam ne. baax na rafet nañu dañ koy wax état bi mu ngi def effort. d'accord état baa ngi def effort. alors ci côté environnement bi. loo gis. ressources yooyu maanaam écosystème yi. am na ñetti fànn yu nga xam ne. moo ko seq. boo koy gérer. am na lu ñuy ne cadre institutionnel. am na lu ñuy ne cadre juridique. am na lu ñuy ne cadre politique. ñett yooyu. boo ñëwee ci cadre juridique bi. bu yàggul la ñu promulguer un nouveau code forestier. d'accord pour gën a dëgëral sanction yi. loolu. doon na lu nga xam ne war nañ ci féliciter état bi. daan ñi nga xam ne ñu ngi yàq alam. exactement mu gën a tar. voilà mais ñun nag waa ISE gis nañ ni bu ñu koy defaat. nañ ci boole scientifique yi. boole ci askan bi. ñu doon approche participative. communauté waaw c'est très important. parce que am na failles yi nga xam ne ñun gis nañ ko ci biir nouveau code forestier bi. bu yooyu insuffisance la. que techniciens yi donc loolu c'est important voilà problème. donc ñaareel bi mooy. politique bi. effectivement. bu ñuy comme que ñu ngi ci forêt yi.
Eaux et Forêts lalal na un document de politique. 2020 2025 et 2000 jusqu'en 2025. Donc loolu doon na lu nga xam ne lu am solo la parce que nit ki il faut nga xam fan nga jëm. d'accord ak noo koy defee. d'accord effort boobu ñu ngi koy def. ñu ngi koy def au plan institutionnel créé nañu ay institutions yu nga xam ne am nañu solo. si mbirum écosystème yi ak yooyu. waaw mais le problème qui se pose. des fois day am institution bi fi nekk. waaw au lieu que ñu dooleel ko. voilà ñu ne ko fi ñukk. exactement parce que am na benn ministre bu bëgg a c'est pas quoi créer beneen institution jox ko ay ressources bële daanu et cetera jaxas yooyu yëpp tamit attention. bon léegi nañ gën a efficace. voilà léegi nag institution yooyu ni ñuy doxee. peut-être que foofu la yenn correction yi mën nañ ko mën a indi. d'accord mais am na ay institutions yu nga xam ne yu am solo ñu ngi def liggéey yu am solo yu nga xam ne vraiment ñëpp teg nañ ci seen bët. mais mën na gën a efficace mais am na tam insuffisance. ça d'accord il faut le dire. kon na gën a efficace. donc d'accord état bi mu ngi def effort. mu ngi def effort tam si reboisement. créé nañu bu yàggul benn agence bu nga xam ne mbirum reboisement lay. Muraille verte lay voilà lay. Al-Aïda voilà lay yëngatu. donc yooyu yëpp ce sont des choses yu nga xam ne état bi mu ngi koy def il faut le reconnaître. d'accord mais am na côté yu nga xam ne tam problème volonté politique aussi. mën nañ ko suñu xel mën na si ñaaw. parce que actuellement am na ay àll yu nga xam ne ñu ngi yàqu. ba léegi ça fait plus de 10 ans. àll ñu ngi yàqu. ba léegi jusqu'à présent on n'arrive pas à résoudre ce problème là donc loolu doon na lu. boo xoolee këriñ gi boo xoolee professeur boo xoolee këriñ gi est-ce que ni mu demee nii baax na. non këriñ gi mooy bokk na si luy gën a yàq àll bi. et man dama ne toujours. àll bi mënuñu ko defar. te population bu nga xam ne ñu ngi dund foofu. ànduñu si. il faut que population bi. ñu ànd si ñu lëkkaloo ak services techniques yi organisation non gouvernementale yi. ak chercheurs yi ñëpp. ba si imaam yi seen bopp sax. waaw am nañ ci wala ñuy dugal parce que wala dugal seen loxo. imaam yi ci biir communauté bi lañ bokk xoolal imaam bi buy xutba si. du soxnaam bi dafa togg dara mu lekk. exactement après bu xutba même fa mu taxaw benn menuisier moo defar xaw ma minbar bi. ak lu ñu lal. mais imaam bi il est dans l'environnement. exactement kon nañ ko xamal lu xew. ba pare wax ko ban discours la war a apporter communauté bi. c'est ça alors. c'est très important. beneen bi aussi mooy. écosystème mënuñu rek dañ koy restaurer di jëmbat ay garab wala di kii. c'est nit ñi dañuy soxla dund. nit ñi am nañu ay soxla yu nga xam ne il faut que ñu faj ko. moyen d'existence durable yi. il faut que ñu bàyyi ci seen xel. te puisque ñun li ñuy jëfandikoo yépp ci écosystème yi lay jógee. même studio bii. bu ñu xoolee fii la fi nekk yépp ci écosystème yi la jógee. même lumière bu nga xam ne mu ngi leeral. ci écosystème yi la jógee. barrage de Manantali mu ngi nii dañu fournir l'électricité. le mazout ak le pétrole. bu nga xam ne centrales yi moom la ñuy utiliser. moom mooy tax ba dina mooy tourner. ba ñu am électricité. table bi ci àll bi la jógee. c'est le bois. le ciment fan la jógee. au niveau des carrières. donc tout ce qui nous entoure tout ce qu'on utilise. nous viennent directement ou indirectement des écosystèmes. donc écosystèmes yi doon na lu nga xam ne c'est un passage obligé. donc population yi. pauvreté bi. lu tubaab di ne pauvreté. parce que pauvreté bi aussi am na ay dimensions yu bari. mais lu tubaab di ne pauvreté. bokk na tam c'est luy tax ba écosystème yi di dégrader. parce que yow boo amulee looy jox sa doom. il faut nga dugg ci àll bi ut looy indi pour jox sa doom parce que dafa xiif. xam nga il faut nga togg. bu fekkee amuloo gaz. voilà wala en tout cas leneen luy remplacer garab. voilà foog nga dem dagg garab. pour mën a am matt. exactement waaw léegi. mais tam xëy na suñu la orienté woon ci matt yu baax. exactement mën nga bañ a yàq àll bi. kon loolu yëpp liggéey la. donc ñoom il faut que ñu am ci lu nga xam ne loolu la ñuy jàpp. pour mën a satisfaire seen yenn besoins yi. pour que àll bi mën a protéger wu. pour que ëllëg ñu mën a duggaat ci àll bi jëfandikoo de manière rationnelle. lu nga xam ni soxla nañ ko te àll bi antan na ko mën na ko joxe am na ko. tabarkallah professeur li nga wax c'est très important il me reste juste 2-3 minutes d'émission pour ma jox Imam Makhtar mu joxe ay messages clés. ci wàll boobu mais li nga mujjee wax professeur c'est très important. parce que link bi nga def da nga wane dundinu doomu aadama les moyens d'existence. ni mu lëkkaloo ak defar alam bi. maanaam lu ñu fi mën a wax. te fekk nit mi ngi torox. mi ngi jàq. te soxla alam bi ñu ne ko bul laal alam bi. parce que alam bi dafa am solo waaye yow doo am foo tëdd doo mën a lekk lu baax doo mën a
am foo loger te nga soxla ko ci alam bi kon tamit coow lay doon kon foog ñu yittewoo tamit condition de vie ak problème justice sociale xeex corruption bi ak institution yu dëgër donc loolu yëpp sax xaj na beneen thème waxtaan encore pour que ñu xam ne kon alam bi kon nekkul lu beru nii mais dafa lëkkaloo ak doomu aadama ak institution yu mu tëral ak nu muy dundee loolu c'est très très important léegi justement yow Imam Makhtar Ndiaye yow en 2 minutes maa ngi lay ban message clé ngay envoyé parce que li mu wax ni yow ban message la islam envoyé les pouvoirs publics les autorités religieuses et les communautés ci ñu war a gën a bàyyi xel gën a yittewoo mbiru alam bi bon li ma si gis mooy ku nekk jouer partition am rek parce que état moom wax dëgg yàlla moom mooy premier responsable parce que moom la ñuy teg fal ko donc moo si war a njëkk taxaw mais les communautés aussi tamit waaw surtout imam yi porteurs de voix yi di sensibiliser doomu aadama yi parce que wan leen ni tey vraiment des questions bi tey c'est une question boo xam ni urgente bu nu war taxaw la parce que pour mën a sàmm environnement bi parce que suñu dund ci la dépendre mais aussi ci forme yu bëri nag parce que tey boo ñëwee tey ba ci bas échelle li gën a suufee tey boo xoolee ni pollution bi dafa bëri tey on est partout agressé ba ci sax boo wàccee ba ci suuf mais dangay xool tey même au niveau des quartiers benn bi nuisance sonore bi tey les chantiers ci koñ yi kuy tabax bëgg fab koñ baaree ko fab sa jallu suuf def ci sa ay kii kumati béton bi teg baaree mbedd mi yooyu yëpp en fait c'est des formes d'agression yoo xam tey ñaa ngi koy subir Dakar pratiquement amatul tey benn espace vert fu nu mën a nit ki mën a dalloo waaw daanaka amatul garab sax da nga koy wàññi à Dakar air pur pour nga noyyi ko problème la bâtiment yi te gis nga même charia tàngaay bi commencé na boo génnee bu ko doxantu guddi di nga dox lu yàgg doo am foo mën a toog l'islam dafa réglementé lépp bàyyiwul dara te dañu jàpp ne ñun le fait ngay porter préjudice sa voisin dafa bari ay formes tey même si construction yi à Dakar day say koo xam ne yaa ngi dëkk nit yow ni ngay construire sa kër tabax ko R+4 moom amul moyen tey daanaka tey moom rez-de-chaussée la kii la amul nga tiim ko fatt kër nga tiim ko donc ngelaw gi du circuler c'est waaw ay forme de porte préjudice nit la mais imam loolu bu amee c'est que les services de l'État laissent faire parce que xam nga loolu ay individus mënuñ ko régler parce que kay amul moyen voilà amul moyen nga ñëw tiim ko donc te kooku am na autorisation tabax air du ko nooyeeti lu muy def ci këram nga gis ko donc yooyu yëpp ay problème la yoo xam ne tey war nañ ko dugalaat ci affaire bi daal waaw macha allah di ñaan yàlla daal vraiment yal na yàlla defar mbir yëpp yàlla dippale xol yi en tout cas je pense que Imam Makhtar Ndiaye li nga wane daal mooy que ni imam yi ils sont à la disposition de l'État et des scientifiques et des communautés sur toutes les questions d'intérêt général rawatina cette question de la préservation de l'environnement et cette question de la restauration des écosystèmes bu affaire yi jaaroon na mu war a jaar dëgg-dëgg tey jii thème bi bu ñu ko définir ba pare définir ay actions et tout waroon nañ mën a jël contact avec les associations d'imams de oulémas et cetera ne leen yéen lan mooy seen cër ci wàll bi ak qu'est-ce que vous proposez donc loolu c'est pas trop tard de le faire pour de prochaines activités inchallah taala kon professeur Assane Goudiaby vraiment on est très très content di la jaajëfal encore di la remercier ci li nga ñëw teew ci waxtaan bi ak li nga fi indi yëpp ci xam-xam di ñaan borom bi defal la wér ak tal ba li nga bëgg a liggéey toujours ci alam bi ak ci communauté yi ak pour ton pays nga mën ko gën a rafetal ak sax àdduna bi yëpp laay wax Imam Makhtar Ndiaye yow tamit maa ngi kontaan encore ci nga ñëw teew ci waxtaan bi indi ay dimensions yoo xam ni c'est pas évident que ñëpp xam nañ ni ci biir l'islam la bokk mais fexe nga ba indi ko ak pédagogie et tout am na solo kon di remercier encore Ramatoulaye bi nekk ci xarala bi ak caméraman yi nga xam ni ñoo taxaw émission bi di leen wax ni kon koo xam ni émission tey bi rëcc na la càmbar ci diine mën nga ko seetaan demain vendredi à 11h kon di leen jox rendez-vous incha allah taala beneen càmbar ci diine wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Càmbar ci diine sur ITV.